asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi tataane xabaar yi ci gën a fës nag dañu ko dooree fole ca Linguère coalition bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar maire yi nga xam ne ñoo nekk fole ca département boole lu ci toll ak fukk ak juróom-ñeent fukk yi ak ñeent yi ñoom dañuy ŋàññi coalition Benno Bokk Yaakaar bi bokk ci mouvance présidentielle bi nam mu fay doxee et puis dinañ wax ci li nga xam ne mooy altine bi juróom-benni fan ci weeru juin 2022 ni ki tey moom la ñuy daal di màggal journée bi nga xam ne moo nekk Pentecôte di fête boo xam ne ni ngi ci fàttali leer bi nga xam ne moo doxoon ci diggante Yeesu Krista ak ay àndandoom danañ wax tamit ci lii nga xam ne moom mooy can dafa nekk loo xam ne ci tradition sunu maam yi dañu ko respecté woon bu njëkk dañu ko doon teg ci yoon waaye jamono ju ñu toll fii ci diwaanu Sénégal dafa mel ni gars yi business lañ ko ay def kenn xamutul mu doon xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bile jotaay léegi ñu daal di yaatal. ñu nuy waat leen yéen ñi nga xam ne yéen taamu Time for Africa TV comme nu leen ko junjee woon rek ci bopp xabaar yi coalition du Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne dafa nekk foole ca Linguère association maire yi nag boo moytu dina mujj ci pàcc xool li ko waral nag mooy lu ci tollook fukki maire ak juróom-ñeent ca boole gox fukki yi ak ñeenti ñoom daal déggootuñu maanaam dañoo xàjjaloo li ñuy ñaawlu nag mooy li nga xam ne moom la coalition Benno Bokk Yaakaar ca boole gox di doxale lu mel nag tax na ñoom ñi ngi bëgg am maanaam audience présidentielle ak njiitu réew mi Macky Sall ngir loola mu indi ci ay saafara balaa lambaay di gën a ñaaw. ni ki altine juróom benni fan ci weeru juin bi moom la ñuy màggal Pentecôte mu nekk fête boo xamante ni mi ngi mandargaal maanaam leer ki nga xamante ni moom moo balloon ci Yeesu Krista jëm ci ay ñoñom ñu daal di teglu leeral yi ak Ami Niass Mbow. niki tey altine juróom ñaari fan ci weeru juin lañuy màggal Pentecôte doon ab fête bu am solo ci diine chrétien bis bi moo ngi dippoo ci juróom ñaareelu semaine gannaaw Pâques ak fukki fan gannaaw Assomption ci seen bible bi Yeesu ak ñu mu àndal daldi daje ci benn bërëb bu ñu duppee Cénacle ca Jérusalem. Pentecôte ñu ngi koy célébrer ci wàccaayu Saint-Esprit pour chrétiens yi li dëppoo ci ñetti éléments de la Trinité avec le Père Dieu, le Fils Jésus. L'irruption du Saint-Esprit daldi annoncé Ancien Testament bi buy marqué njorteelu Église catholique puisque Saint-Esprit dina pousser apôtres yi pour ñu tasaare wax bu baax ci bés boobule ci biir téere bi di bible ñu ngi ci xamleen xew-xew Pentecôte moo ngi am ci feetu juive bi di Shavuot bi nga xam ne day màggal bi ñu joxe Moïse téere bi di Torah ñoo ngi koy màggal fukki fan gannaaw Assomption fête Pâques ñu ngi koy jàpp gannaaw bu ñu sukkandikoo ci bu ñu màggale woon Pâques maanaam 49 jours gannaaw résurrection bu Yeesu Krista comme nu ñu ko fësalee ci bible bi. ci loore sax la ñuy desandi ci bés bile ki nga xam ne moom mooy Abbé Gérard Diène moom profité na ci ngir arto fidèle catholique yi di leen andi ngir conscientiser leen ci li nga xam ne moo jëm ci réseaux sociaux yi moom li mu gis mooy ne réseaux sociaux yi ci jamono ji ñu tolli lu bari mi ngi koy yàq rawatina loole nga xam ne mooy yar gi ndaxte moom dafa gis ne bu njëkkoon waajur yi dañ doon am possibilité ngir mën a wax ak seeni ay doom waaye loole gis na ne réseaux sociaux yi mi ngi koy bëgg a yàqu ba tax na moom mi ngi daal artu ndawi politique yi catholique yi ngeen jéggal ma ngir ñu bàyyi seen xel la ndaxte loola dafa jàpp ne mën na andi ay gàllankoor yu baree bari
jamono bi nag li nga xam ne mooy prix super carburant bi dafa am ak yokkute ba jaaxal ñu bari mu ngi jugee ci 775 francs dem ba 890 francs litre bi lu nu mel nag ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ñoom gis nañ ne dana am ay njeexital noo mën a def rek ci seenu dundin ba tax na ñoom daal bu ñu sax noonu li nu mel ñu daal di andi ay saafara ndaxte metti na yombul ci ñoom ñu déglu micro trottoir bi nga xamante ni Yvon Aka mu ñu ko defal ak Amarta Sonko. moom affaire Sénégal lépp metti fi mu ne saa yi yokku nañ dund gi bëgg a ñëwaat ci essence bi ak gasoil affaire yi dafa metti fépp la metti pour gars yi nañ ñu geesu am na néew di doole yi nekk fii si dëkk bi bu ñu yokkee dañuy gën a sonal nañ ñu dimbale ngir yàlla réseau. Nous, on n'est pas véhiculé, on prend les transports en commun, mais ce qui est sûr que mooy mu ngi yokkaat donc trajet yu nga doon fay à 2000 francs donc ça va se multiplier ou te en plus ñoom chauffeurs yi tamit dañ si yokkaat gën si dolliwaat ci xar mi karaw quoi donc du coup li yokk bëri na mais vraiment transport bi tamit moom mooy ci la ñuy liggéey ci ngay faju ji ci ngay doxi ji say mbokk donc mieux vaut que l'État régularise ça quoi vraiment. mais xanaa métti rek essence bi yokk bi métti na trop si ñun par rapport ak suñu liggéey bu njëkk ba ak léegi station yi embouteillage yi laa bëggoon wax métti na trop ñu boole ko ñëwaat yokkaat carburant bi vraiment métti na trop si ñun waaw ñun daal vraiment jaaxle nañu quoi. li nga xam ne nag mooy dot maanaam can jamono ji ci diwaanu Sénégal comme ni ko maam yi doon respecté daan ko teg ci yoon lu nu mel nag fi mu ne dafa mel ni dafa woon ni ndaxte ñi nga xam ne ñooy bëgg bay takki ay soxna voole ci jàkk yi can gi daal fi mu toll nii dafa mel ni am business lañ ko def million di dàqante ndax loolu sëy la ak lu tegu ci yoon ñu déglu reportage bi nga xamante ni Oumou Kalsom Diallo moo ñu ko defal ak Mariem Faye Abdoulaye Diba. sëy yi léegi bëri na xaalis ak mbumbaay ku ne di wane fi sa poche toll ba tax na ku ci mel ni Alpha Ndiaye di wax ne jigéen ñi léegi sëyatuñu ngir yàlla alal la ñuy sëyee. waaw xaalis bi bëri moom loolu moom teguñu ko fen moom ndax boo sëy moom sëy ngir yàlla rek waroo laaj ay millions moom ndax am na ñoo xam ne boo leen di wax si sëy am na leen doo indi gura rek takk ak si jaaka ji rek dañu wane seen bopp nag ndax wane loo xam ne sa bopp yaa ngi bàyyi sa njaboot bàyyi say famille te boo demee fu nga dëkk sa dëkkaay baaxul nga jël si alal di ko jox benn jigéen te après boobaa indi la ay jafe-jafe nga bàyyi say waa kër bàyyi say waajur loolu rafetul na ma leen di conseil mooy bu ñuy jugu si jigéen dañ sëy koo xam ne ko am diine ku nangu sëy ku nangu muñ ndax sëy bi fu mu ne sëy yi di dafa xaw a jaxasoo léegi ndax léegi gis sa morom di sol li maam am li nga nangu sama jabar amul li léegi nag ku jigéen ki gis si boppam indi lay tànk pek indi lay coow nga ba sëy bi jaar foo tas. Pape Mbodj jàpp ni jigéen la ko defal jar na ko problème bi mooy ñi ciy jiital intérêt. pour man góor yi koy def ku ko am mën nga ko defal sa jabar bon jigéen boo ko bëggee mën nga ko defaral lu ne mais bon dañ ciy boole lu ci bokkul pour man yenn yi mën na am ci suuf et tout mais jigéen moom dañ koy teral boo amee ay millions mën nga ko defaral loolu moom du ci dara loolu tamit dëgg la c'est une question d'intérêt. bon intérêt bi dafay dem ba benn moment boo xam day leneen lu ci bokkul day leneen lu ci bokkul après loolu mooy andi yenn yi mooy andi nga dugg si jigéen ngir bëgg a bon gis nga ko mu mel nenn nii rek nga ñëw xëbër yi pour takk investir sa xaalis alors que jëloo sa temps choisir la bonne personne et tout. bon dama leen di jox conseil maanaam ku ci nekk na nga xool ki nga bëgg te yàlla tax essayer de comprendre parce que am na yenn yoo xam ay signe lay indice la nga basé wu ci loolu. nga bu yàlla dogalee yéen ñaar ngeen dem parce que mun ngeen ñëw leen dem. bu njëkk sëy da daan yàgg donte may bu njëkk bi daanul woon takku loole di wane ne sëy du ci alal jaamu yàlla la sénégalais yi jaare foofu ne jigéen ñi sëyatuñu ngir yàlla alal la ñuy sëyee. xabaar yi bitim réew yu dañu koy doole ak lu ci tolloog fukki ay fidèle catholique yi nga xamante ni ay ñoo xam ne dañoo ngàndaayu fële ca Nigéria ñoo leen daal di boom lu nu mel nag mi ngi am ci messe boo xamante ni ñu ngi ko doon amal foole Pentecôte ci ville Dondo situé fële ci sud-est bu Nigéria
région bile nag daanaka dañ ci nemmeeku ay violence yu takk-takk tey jur ay dexeet yu bare bari ñi nga xam ne nag ñoo ci njëkk am ay jafe-jafe mi ngi woon am ci diggu njolloor gi ci jamono boo xamante ni ñii di fidèles yi dañoo commencé woon foole ca église ba Saint-François fële ci Owam mu nekk benn ville boo xamante ni mi ngi situé ci daanaka juróom-ñetti kilomètres ci est bu Lagos ñi nga xamante ni nag ñoo def rafale arme yooyu ay automatique yooyu ay explosion la ñi nga xam ne ñoo ci gën a ñàkk seen njëkk a ñàkk seen bakkan ngeen jéggal ma loolee ñoom ñoo ñëw di ko daal di nettali lii di presse bi. Sommet exceptionnel bi nga xamante ni ñu ko doon amal fële ca CEDEAO ak IMOA ni ka samedi bii lañu ko doon amal ci ñeenti fan ci weeru juin foole ca Accra lu nu mel nag daanaka amul benn njeexital maanaam amul ay avancé ci jëm ci Guinée Burkina ak Mali décision yi nga xamante ni nag moom lañ doon xaar ci ñetti juillet bii di ñëw prochain ba léegi loole kii di kuréel gii di CEDEAO daadul ci addu ba ma ko nag moom mi ngi yaakaar ne daan yi nga xam ne dañu ko teg ci ndoddam jëm ci économie bi ni muy doxee ñoom ñi ngi am yaqin que ne loolu noonu CEDEAO dana ko teggi waaye CEDEAO mii nag ba léegi addu ci benn yoon officiellement di wane ne loole dina ko daal di dindi. xabaar yi bitim réew yi dañu koy jeexale ak élection législative yi foole ca France débat bi mi ngi jëm ci mode scrutin bi ak nu muy doxalee maanaam régal yi niñ ko tënkee loole daanaka ñi nga xam ne ñoo nekk ci langul politique gi ñoom dañu koy daal di ñaawlu ñoom sax lu ñu gis mooy ne ci ati 80 ba léegi loole amul benn yokkate bu mu am ba tax na saa su ne dañu ci indi xiiroo ak ngaay ñoom ñii sax ñu daal di gis ne li daal war nañ ci indi ay jooyante ñu jàpp ne nag ngir ay jooyante man ci am loole du yomb looloo tax saa su ne da ngay gis muy am ay polémique maanaam piccoo ak mbëlloo. xabaar yi tàggat mi dañu koy dooree ak qualification historique bu pays bu gaal bu Gareth Bale ndax ñoom dañoo qualifié coupe du monde gannaaw bu nu toogee juróom benn fukki at ak ñeent ñi ngi soor a qualifié at lu nu mel nag ñi ngi ko daal di am ci barrage boo xamante ni seen diggante woon la ak Ukraine kii di Bale nag ak ñi mu àndal la faw rek ñu daal di dem Qatar ngir coupe du monde bi di ñëw. Résultat deuxième journée Ligue des Nations européennes nag nii la demee République tchèque moom daal dafa témboo ak Espagne ñaar ci ñaar Portugal moom dafa daal di door Suisse ñeent ci dara Serbie daal di door Slovénie ñeent ci benn Bulgarie moom Géorgie da ko door juróom ci ñaar programme tay bi nag nii la nar a demee Autriche moom moo war a dajee ak Danemark Croatie France Israël Russie Islande moom mooy dajee ak Albanie. xabaar yi tàggat mi duñu koy jeexal ak tennis Rafael Nadal ci Roland Garros moom bile mooy fukkeelu yoon ak ñeent muy gagné bile titre moom nag mi ngi ci jonganteel ak norvégien bi Gaspar ci finale du Grand Chelem parisien ci dimanche bu ñu génn juróomi fan ci weeru juin 2022 Rafael Nadal nag moom mi ngi imposé ci 3-7 6-3 6-3 6-0 espagnol bi nag donte fanweeri at ak juróom benn yi mu am ak gaañu-gaañ yi nga xamante ni nemeewu nañ ko woon moom terewul mu daal di fokkati fukkeelu yoon ak ñeent ci victoire bi foole ca Paris moom nekk palmarèsam boo koy daal di xayma am na ci ñaar fukki titre ak ñaar ci Grand Chelem loolu mooy nouveau record bi. xabaar yi tàggat yaram yi sax mooy daal di jeexal bi la jotaay di leen jox dig daje beneen jotaayu xabaar ci Time for Africa TV télévision bi mag bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen.